musiba bi di gi si woon ndax moom dina ñëw jabaru soldat fi nga toog di xaar jëkkër bi dem si woon ndax moom dina ñëw jàmbaar di soldat yaa ngi dem di xëy ngi sanaw si toog di xaar ndax moom dina ñëw jabaru soldat yaa ngi toog di wi sa vida di wi tawe jarama soldat on le tue mais on ne le déshonore pas. Respect. Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. Respect. Momidi ah naw fi toog di xaar ndax moom dina ñëw sit na siti moom mi bàyyi doom fi toog di xaar ndax moom dina ñëw mami soldat yaa ngi yor kurus di ñaan sa fi dim gi di woon ndax dina ñëw jabaru soldat yaa ngi toog di we sa vida di we ta we jarama soldat on le tue mais on ne le déshonore pas. Respect. Jarama soldat on le tue, mais on ne le déshonore pas. Respect. Téléspectateurs mbokk internet Bichri Technologie ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax bienvenue à ce rendez-vous suñu nee nag rendez-vous xel day daan taxawaay bi nga xamante ne Bichri Technologie actuellement am na ko ci 27e édition de la foire mais aussi ni ñu ciy àndeek ñi nga xamante ni ñooy gendarmerie nationale te suñu nee gendarmerie nationale rek xel dafay faral di dem ci wattu kaaraange ñi nga xamante ni ñooy askan bi mais aussi gendarmerie nationale dafa am noo xamante ni noonu la ñëwee ci 27e édition de la foire de Dakar maanaam def benn exposition te mu nekk exposition boo xamante ni ñu ngi koy amal ci biir pavillon brun ci biir exposition bi nag teg nañu ay dispositifs yu am solo niki tey nag ñu daal di àndoon ak waa gendarmerie nationale daal di dem foofu très principal jumtukaay yo place pour mu effectuer liggéey lu ci mel fii ci noonu wax la lieutenant ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ravi de vous accueillir dans ce plateau de Bichri Technologie ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu mbokku téléspectateurs. waaw maa ngi lay fay maa ngi kontaan trop si teew si plateau bi. jërëjëf lieutenant comme ni ma ko waxee rek ni ki tey am na benn doxantu boo xamante ne am na ànd nañ ko ak seen équipe ngir dem ci entrée principale bi ngir xool rek jumtukaay yi nga xamante ni moom ngeen teg ngir mën a attu kaaraange askan wi nga xamante ne ñoo ñëw ci foire ci 27e édition mais aussi jumtukaay yi nga xamante ni moom ngeen di liggéey ñeel maanaam li nga xam ne mooy fuuy anam bi nga xam ne ci ngeen di contrôler askan wi anam bi nga xamante ni ci ngeen di contrôler ñi nga xamante ni ñooy oto yi entre autres ci noonu nag ginnaaw bi ñu fa demee gis nañ dispositif yi ngeen mën nga ci waat jéem a xamale mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internautes yi li nga xamante ni moom ngeen mettre en place pour réussir le déroulement de la foire de la 27e édition. waaw merci beaucoup. Juste pour dire que gendarmerie nationale est au service de la population. Comme foire dafa mën a am ay nit yu bëri. gendarmerie nationale mënul toog di xool loolu noonu événement boobu sans pour autant mu participer si. donc ce qui fait que la gendarmerie nationale a déployé ses éléments sur le terrain
et cela c'est uniquement pour contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc dinañ leen permettre ñoom ñu ñëw biir foire doxantu seen doxantu jënd seen jënd en tranquillité sans pour autant qu'il y ait un danger quelconque ñu protéger leen ñoom population bi ak ñoom seen wàll li nga xamante ne moom mooy seen alal. exactement jërëjëf lieutenant Marietou Debo Mbodj ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax mais par rapport ak ànd bi ñu àndoon ak yow rek ngir def gëstu ci mise en place bi nga xam ne def ngeen ko par rapport ak seen ay dispositifs gis nañ ci ay dispositifs yu bare yoo xamante ni xëy na est-ce que doo ci dikkaat ngir xamale ko ak ñi nga xam ne ñooy mbokku téléspectateur ak internautes yi par rapport gis nañ ñi nga xamante ne ay fas lañ gis nañ ñi nga xamante ni xëy na ay xaj lañ maanaam ñi nga xamante ni xëy na ay appareils yu ngeen doon dugal ci suufu oto yi mais ay scanner yu nga xam ne doon leen ko amal ñu bëggoon nga ñëwaat ci tuuti ci yaata rek ak mbokk téléspectateur ñu xool dispositif bi ngeen mettre en place pour gën a wattu kaaraange askan wi. waaw dispositif bu ñu mettre en place pour wattu kaaraange askan wi gendarmerie nationale hésité wul benn yoon dafa jël lépp luy jumtukaay bu baax pour permettre nit ñi ñu sentir en sécurité mu mettre ko en place. Déjà à l'entrée nous avons le scanner mobile ñooñu noonu seen jumtukaay yi ñu am day permettre que suñuy fouiller ñu mën a gis lépp luy gaañu askan wi ci biir oto bi am nañ ay jumtukaay yi nga xamante ne tey jii bu amee ab arme bu nekk ci biir oto bi wala de la drogue que matériel boobu détecté ko et bu ko matériel bi détecté la gendarmerie nationale a mis en place en plus de cela une équipe judiciaire buy permettre que mu am benn suivi par rapport à l'enquête. am nañ aussi waa Sino groupe mooy ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu xaj yi ñoom tamit am nañ seen wàllu bu ñuy joué ci mission bi ñoom tamit ñoom ñooy ñëw xencu biir oto yi xencu biir bagage yi xool ndax nit ki jencul ay arme wala jencul ay li nga xamante ne day gaañ askan bi loolu mooy gendarmerie nationale mettre na ko en place par rapport au véhicule. Par rapport au personnel, il y a une équipe qui est là ay magnétique pour traiter toute chose qui est prohibée maanaam lépp la nga xamante ne dañ koy tere ci biir foire bi boo ñëwee ñoom bu ñu ko contrôler ak seen bâton magnétique yi ñoom dinañ mën a wax ne ah fii kat am na lu fi nekk nañ ko saytuwaat ci kaw loolu noonu ñu fuyee na comme règlement bi du mu ko waxee góor ñi fuyee góor ñi jigéen ñi fuyee jigéen ñi. jërëjëf lieutenant Marietou Debo di la jaajëfalaat bu baax a baax mais aussi di dellu di fàttali suñu ay mbokku téléspectateurs ak internetu Bichri technologie mooy ni kat dañu ànd ak gendarmerie nationale ndax bu ne secteur bi ñuy def niki tey di ci waxtaan ngir nga gën koo faram-fàcceel ñii ñuy teewlu mais aussi ñi nga xam ne ñi ngi présent ci foire bi mooy ni kat méthode boobu ñuy wax fouille te ku ne fouille mën nañu jàpp ni maanaam la plupart des prouesses yi nga xamante ni xëy na tey gendarmerie nationale mi ngi koy def sur le plan national et international maanaam fouille bokk na ci ndax moo leen permettre tey xëy na ngeen egg fi ngeen egg mais aussi moo leen permettre tey ngeen am résultat bi nga xamante ni moom ngeen am mais aussi moo leen permettre ngeen di attow kaaraange ñi nga xamante ni ñooy askan bi mais bi ñu demee ci biir gis nañ dispositif yi ngeen mettre en place comme ni nga ko faram fàccee mu nekk ay dispositifs yu bari yu différent macha allah ci cadre bi nga xamante ni mooy foire bi mais dama bëggoon nga ñooy utiliser yooyu outil ba xam outil bu ci nekk dafa am personnel boo xam dañ ko tàggat ñu gën a xam. waaw bien sûr personnel bu nekk outil bi nga yor dañ la ci tàggat maanaam outil bu personnel bi ci boppam dañ ko affecté ci benn unité boobu noonu dafa am benn mission bu spécifique maanaam unité de scanner mobile ñoom ñooy scanner lépp luy matériel bu war a dugg ci foire bi unité wu Sino groupe ñooy ñëpp képp ku nga xamante ne moom mooy yor xaj bi dressé ko pour la recherche d'explosifs ou de drogue ou de éventuellement d'autres choses ba nga xamante ne xaj bi ci loolu nañ ko entraîner unité bu nekk am na mission bu spécifique mais élément bu nekk ci unité bi dañ ko tàggat soit fii Sénégal lañ ko tàggatee wala ñu yóbbu ko extérieur ñu tàggat ko bi nga xamante ni moom moo comprendre carrément matériel bu muy utiliser ci ban anam la ko war a utiliser ak ci nan la ko war a utiliser donc ñoom ñëpp ku ci nekk ci appartenance bi nga bokk par rapport à ça. jërëjëf lieutenant Marietou Debo di fàttaliwaat rek ni maanaam ni ñu ko gisee ni ki tey bi ñu génnee ci bunt bi foofu nga xamante ni mooy entrée principale bi yaakaar naa ne képp koo xamante ni tey visiteur nga wala ngay exposant di def ay aller et venir di dugg ak di génn yaakaar naa sax xel war na mën a dal par rapport ak liggéey bi nga xamante ni xëy na tey gendarmerie nationale mi ngi koy liggéey sur le terrain mais aussi ci li ma bëggoon a ñëw xëy na comme sama genre gi lieutenant Marietou xëy na des fois bu ñu génnee ci biti à l'entrée dañuy gis maanaam fas yi ni ñu taxawee am na ñoo xam ne dañ naan attends fas bi ki
ci yëg ni xëy na ku def lu mu war a def daf lay dàq wala nu mu demee noonu est-ce que mën nga indi rôle ki nga xamante ni mooy fas bi ban rôle lay jouer par rapport à la sécurité de la population à l'entrée. waaw fas bi balaa nga ñu ciy jëw dañuy wax d'abord ci unité fas bi mooy unité wu escadron monté benn unité la ba nga xamante ne ci biir gendarmerie la bokk donc ñoom seen rôle ñoom waa escadron monté ci biir foire bi mooy appuyer les hommes qui sont à pied si maanaam sécurité population bi parce que benn fas ak cavalier wam lu mu mën a liggéey buñ koy compter mi ngi mel ne mën na liggéeyu 10 hommes donc ñoom dañuy appuyer les éléments au sol les éléments à pied donc ñoom tamit ci seen liggéey dañuy permettre gendarme yi wala agent de sécurité yi suñu fekkee ni ils sont débordés par la population wala am na benn mët ñoom suñu ñëwee ñu mën a tas mbooloo bi ainsi de suite voilà ñoom loolu moo doon seen liggéey ci foire bi et si éventuellement ñoom dañuy effectuer des missions de patrouille ci biir foire bi comme aux alentours de la foire aussi. Ok. D'accord man lieutenant Mariétou Debo ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ni jot nga ko indi par rapport ak pàcc bi ñu doon amal ni tey ngir xool rek naka ngeen di amalee li nga xamante ni mooy ay fuy te yaakaar naa ne dikk nga ci indi nga élément yi nga xamante ni moom ngeen mettre en place muy dispositif bi xëy na ngir gën a mën a ottu kaaraange ñi nga xamante ni ñooy askan bi mais aussi par rapport ak loolu yaakaar naa ne tey ku dugg biir foire wala nga assister li nga xamante ni mooy 27e édition bu foire bi yaakaar naa sa xel dina dal ndax di nga gis xëy na matériel yi ngeen mettre en place ci foofu dama bëggoon a laaj est-ce que gendarmerie nationale à part les matériels yi ñu gis à l'entrée principale est-ce que am na yeneen dispositifs yu gën a sophistiqué yoo xamante ni xëy na dañ ko denc ci suuf wala xëy na indiwuñu ko sur les lieux. gendarmerie nationale indi na matériel bu bëri indi na aussi hommes yu bëri dans le cadre de la sécurité des populations booy xool peut-être si entrée principale bi di nga gis ay éléments yuy protéger population bi maanaam ci luy dugg wala luy génn waaye boo gisee tamit am na yeneen unité yu fi nekk maanaam unité bu ñuy wax section recherche wala ay unité yi nga xamante ni ñoom duñu sol tenue mais dañuy contribuer à ce que foire bi aw ci anam yu gën a leer maanaam ñoom dañuy dem recherche renseignement bi xool fa nga xamante ne am na yàqu-yàqu wala gaañu-gaañu lu nga xamante ne mën na indi problème askan bi ñoom ñu dénoncé ko sans pour autant ñu xam ne ñii ay gendarme nañu su loolu weesoo avion yi ñu ngi fi ñoom dañuy def ay surveillance ñoom à partir du ciel ñoom mën nañu wax ne côté bii am na embouteillage côté bii amul embouteillage côté bii am na rassemblement de personnes côté bii amul rassemblement de personnes ñoom tamit dañuy aider unité yi nekk au sol ñu mën a xam ñoom tamit nan nañuy war a tëgee ay plan ba satisfaire la demande donc bu loolu weesoo gendarmerie nationale am na fi benn stand buy war a mën a wan lan mooy liggéeyu gendarmerie nationale ak lan moo ko composé donc loolu yëpp ci foire bi la bokk te yaakaar naa ne nit ñi kontaan nañ ci bu baax boo gisee ni le stand est vraiment très visité. jërëjëf lieutenant Mariétou Debo ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax ngir rek daal di yëkkati li nga xamante ni mooy jotaay bi dama bëggoon a ñëw rek ci benn question boo xamante ni xëy na tey amul benn rapport ak étape bi ñu nekkoon ni tey muy fuy en tant que lieutenant en tant que homme de loi wala homme de tenue je ne sais pas comment le dire mais dama bëggoon a xam ban xalaat nga am tey place bi nga xamante ni xëy na ku dugg ci stand bi nga xamante ni tey gendarmerie nationale ma ngi fay exposé da ngay jàpp ne gendarmerie nationale am na une grande considération par rapport à l'éducation. waaw boo seetee gendarmerie nationale am na benn mission bu ñuy wax éduquer mission boobu moo waral tey ñun suñu teniree suñu stand li ñuy njëkk a def mooy wan nit ñi lan mooy gendarmerie nationale ak lu tax ñu nekk fii dañuy éduquer population bi di leen sensibiliser en même temps wax leen ni ñun nekkuñu fi uniquement pour réprimer ñun suñu liggéey bu njëkk mooy aider la population sensibiliser la population prévenir la population et mission bu mujj mooy réprimer donc soo gisee stand bi ñu teg tey dañuy tracer l'histoire de la gendarmerie dañuy tracer l'histoire de la tenue des gendarmes ba pare dañuy sensibiliser nit ñi ci circulation routière la nga xamante ne war nañ ko def ak la nga xamante ne waruñu ko def wan aussi population bi suñu jumtukaay yi ñuy utiliser pour accomplir nos missions wax leen ni leen la gendarmerie est un service pour la population. jërëjëf lieutenant Mariétou ñu jaajëfalaat la bu baax a baax ci xalaat boobu nga xamante ni indi nga ko ci place boobu nga xamante ni jox ngeen ko éducation ci li nga xamante ni mooy seen mission di la santaat bu baax a baax di wax ravi de vous avoir accueilli dans ce plateau de Bichri Technologie bàyyi la nga tàggatoo ak mbokku téléspectateur ak lan ngay dénk tey foule bi nga xamante ni ñi ngi regagné di ñëw fi nga xam ne mooy foire.
waaw damay invité waat ñëpp rek toute la population sénégalaise di leen wax ne gendarmerie nationale est pour vous. On est là à la fois pour assurer votre sécurité. Ainsi j'invite aussi toute personne population bi yëpp képp ki nga xamante ni gis na ay ñaawteef li nga xamante ni normalul wala la nga xamante ni yoon da koy tere mu woote ci numéro vert gendarmerie doo fay dara moom mooy le 800 00 20 20 le 800 00 20 20. am na beneen numéro ba nga xamante ni tamit gendarmerie teg na ko fii ci foire bi pour la foire spécialement pour la foire mooy le 800 00 19 19 800 00 19 19. kon nag ñi ngi delluwaat di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom lieutenant Mariétou Debo Mbodj ñu koy santaat bu baax a baax ci élément de réponse yi nga xam ne jot na ko indi par rapport ak li ñu doon ko gëstu tey muy fuy dispositif bi ñu mettre en place ngir wattu kaaraange ñi nga xam ne ñooy askan wi mais aussi ñi nga xamante ni ñooy exposants yi ndax lieutenant des fois bu ñuy wax dañ naan kaaraange mais dafa am ñoo xamante ni xëy na tey dañu jógee ci ay dëkk ak dëkk ngir ñëw def ay exposition je pense que par rapport ak démb quelques éléments yoo xam jot nañ ko jël ci yéen ci ay exposants ils ont vraiment salué liggéey bi nga xamante ni tey gendarmerie nationale xëy na mi ngi koy liggéey maanaam bu ñu tëddee dañuy nelaw seen xel dafay daal di dal pour di jox rek rendez-vous ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi ak internet Bichri Technologie ba ëllëg ci beneen étape boo xamante ni xëy na ci la gendarmerie nationale di évoluer ngir rek xamale leen ba tey ak li nga xamante ni tey moo fi tax a teew gendarmerie nationale